analyse yu. macha allah pertinente yi ci kaw télé bi. Sen TV wallaay waaw tey nag moom lañ indaale ci tës bi di président wu think tank. think tank Africa World. waaye think tank. voilà. think tank. tout à fait think tank think tank. tout à fait genre institut de recherche la. voilà di yëngu ci wàllum politique ak économie fii ci biir Afrique. waaw waaye moo tax analyse yi kay. macha allah de c'est de. léegi nag. tey alaaji. l'affaire Sonko. mooy tës wi. tës wi ay sàcc lañ fi wax yenn saay ay viol. dóor nit mu dee. diw dafa jóge ci kaw daanu. diw oto wu ko mbëkkee dafa daw. kon coow lii tës la. waaw. waaw xam naa ne nag ñamu laal. ba yëngal réew mi. waaye ñun dañ ji ay punkal. dégg nga. ñamu laal ba yëngal réew mi. voilà moo tax dañ naan lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole. doole. dégg nga doon léegi nag tey moom la ñu ñëw nii am ci bagage yenn yoo xam ne nit ñi xam nañ ko ak yeneen i bagage yoo xam ne nit ñi xamuñu ko. ñu nit ay journaliste lañu alaaji dañuy enquête ak war a dugg fu ne. càmbar waaw ay ëllëgu Ousmane Sonko ci wàllu politique ak yeneen i bagage analyse alaaji. ñu bàyyi kook si Malick. deuxième partie bi nag sénégalais yi tamit alaaji ku nekk ngi wax. bu ko defee c'est la démocratie rajo bi ñëpp la fi nekkal. sénégalais ku ci ne wax yow lii noo ko gisee. ci 88 628 89 90. du noonu. tësu tey bi daal xam naa ni daal lii la tës la kon tës yi. day am communiqué. te Expresso moo leen ko may. tës la daal tës bi tey Ousmane Camara nee na daa réer li carte d'identité 87 la juddu 5 décembre ca Dougar. démb waaw ci benn Tata 58 bi carte gab ba waa ku ko gis na nga woote ci 77 353 88 18 voilà Las Badiane merci beaucoup jërëjëf gis nga di alaaji sama revue de presse bi tey ñun tegi xalif général ko Mouride Sëñ Muntaxa wax naa ñaari yoon sëriñ si di maxtaar yàlla na yàlla yokk leeram amiin yàlla balaa waaye noonu la waykat boobu moom nee na kenn doo nga dul juum yàlla doo nga dul juum waaw kay waay maa ngi ciy jégalu bu wér waaw di siyaare Sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg te wér amiin si di maxtaar it yàlla yokk leeram xare ko ci àjjana yu gën a kawe bi jaay si diw sallallahu alayhi wasallam cheikh mii nag alaaji nee na ay papier la réerle ci man bind mi ne xanaa Sonko moo bindaat lii diggante ak Liberté 6 ko gis daal na nga woote ci 77 477 69 38 xaw ma cheikh nan bind mi leeru kii moom mi ngi tudd maam Cheikh Sey daa fàtte nag ci benn taxi ay pièces otom DK 50 42 AX voilà foire ak ku ko gis daal na nga woote ci 77 907 06 65 Uli Cissé nee na daal réerle porte-monnaie bu def nag pièce am yëpp carte d'identité inscription Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop booru 16h UCAD ak Grand Dakar ko gis na nga woote ci 77 201 18 04 voilà alaaji waaw waa ci loo ne xanaa tës rek. alaaj nag tey dañoo am gan da nga lijjanti na nga lijjanti ndekki de. yow indil ma beñe bi. alaaj beñe. non alaaj. waaye ab si yéen nag alaaj ab si yéen bañu lu bañ la ci de. si Malick nag doo ko jox beñe nag. ab si yéen lu mu am jël nag de. alaaj si Malick nag doo ko jox beñe nag doo ko teralee beñe de du fi xew. kon toogal noonu xaaral ma commandé ma ci bopp. kii nee na ca Tëngéej la réer les portefeuille am carte d'identité ci nekk ak permis. carte bancaire BOA ak UBA ku ko gis nag da nga woo Mor Mbaye ca 77 650 08 56 sama rakk ji nag Ibrahima maa ngi lay siyaar di la nuyu. Kor Salé ngi noonu. waaw kay police yi see nee na daa réer porte-monnaie bu def nag ay pièces carte d'identité carte étudiant certificat d'inscription université ak 15 000 francs képp koo xam ne gis na ko daal woote nag ci 78 286 09 34
waaw kay Omar Youm maa ngi lay nuyu du ministre Omar Youm di doomu Mari Dione la Fatou Dione njaareem ministre laa ko tegoon sax. waa Kolda ñu ngi déglu tonton Ablaye waa Kolda nee na rajo ba leer na fa nañ. tonton Ablaye Souare nuyul ma sama tante Aïda bu baax a baax. waaw kay nee na leer na nañ zik foofu. jërëjëf nuyu nañ ko bu baax. voilà waaw Cheikh Mbacke ngi noonu sama waa ji maa ngi lay Bousso Ndiaye maa ngi lay siyaar yow ku bu dama laa ñemee bàyyi. Bijou Gueye bu Mbaye Dieye EMG. joyeux anniversaire Diouf waaye yow kii Fari Dieng mi nekkoon Seneweb ay temps. Fari Dieng. waaw nee na ngoon gi léegi lay am temps di déglu tës bi te nee na suñu waxtaan wi alaaji moo ko gën a neex sax éléments yi ñuy teg. waaw nee na nga bàyyi ci xel léegi. boobu chimère koy dagg de. du moom dong nag. chimère yaa koy dagg de chimère yow la. chimère nee na 15 minutes la am. du moom dong nag du moom dong nag. chimère yaa koy dagg de. du moom dong nag. waaw waxtaan boobu moom. sa bon day loolu la wax de nee na day nee na daal. waaw sëñ Jili maa ngi siyaar waay Jili Mbay waaw kii nee na laaj dafa fàtte benn sàkk. ca benn loowu 9 tissu la. ci benn taxi cité Doudou Bass doon dem na croisement 22 waaw taximan bi nag mu ngi dëkk Yoof. waaw képp koo xam ne daal gis na ko na woote ci 76 294 16 06. da koy indi sama doom. mu mbokkum lébu la. waaw jaajëf waay voilà Mor Mbaye Cissé correspondant régional source A Diourbel mi ngi bëggee. Mor Mbaye Cissé. waaw ñu ngi koy siyaar ko nuyu bu baax a baax. ku git benn pochette tamit ci turu Maymouna Ba. na woote ci 77 374 34 03. Dig Matar maa ngi lay siyaar di la nuyu bu wér. voilà léegi alaaj xoolal ku doot kii njabu naan ma ne looloo may dal yenn saay yow dimbali ma. xale yu ndaw di jàmbat ni ay meer te alaaj bi nga gis ñuy wax ni dañoo bëgg déglu tës na. non yow waaw nañ dem toog. day caaxaan. ay xale yu ndaw. dañoo bëgg déglu tës na. ay ibataal sama rakk jaa ngi noonu. waaye maa ngi koy siyaare waaw ibataal waaw sama rakk ji waaw sama yaay nag maa ngi koy siyaar nogay bii waaw kay yaay Fatima Ndiaye. waaw léegi li communiqué lii passe bu fees del gaawal de teg ko ci wetu siyeen bi teg ko ci kanamu siyeen bi comme ça siyeen bi xam si nag ñun fii dañoo relaxé de fii. fii dañuy wax di lekk ay beñe. moo tax nag mu ñu kenn filmé ñu. déedéet. tës bi nee nañu dañuy joxe ay cadeau Saint-Valentin pour tey. love show bi samedi 21h ak Wally Seck dañuy joxe cadeau. suba la show bi ak Wally. waaw. ci Sen TV. moo tax tey nag ci sës bi nag dañuy joxe ay cadeau ngir waajal nag show Wally bi suba. waaw tey jii nag suba la 21h30 Wally Seck Sen TV bu ko kenn rate. ñu bëggante ku nekk ko tanteeg sa waay seetaan ko 5 par 350 millilitres ci fois 12 bu OCO nañ ko maye. ak benn coffret parfum Love Me. daañu maye tamit ci tës bi tey benn coffret parfum plaisir Homme Tech cosmétique. daañu may tey ci tës bi benn pack lait de corps Perfect bu Uniparco. daañu may tey ci tës bi benn pack maquillage bu Cosmakeup. daañu may tey ci tës bi benn soin du visage VIP hair bu Ndey Kumba sama xarit moo koy maye. daañu may tey ci tës bi nga bëggoon a livroo sa baay da ko wax. sama xarit bi Ndey Kumba VIP hair benn pack cuuraay. fii la nekk nii ci liberté sama xarit la. benn pack cuuraay bu boutique olfactif bu Tabou Racine 10 rue angle Assane Ndoye la nekk benn carton d'huile J'adore ak ABC compagnie bu Aziz Ndiaye daanu ko may nag fii ak feewu émission bi la ñuy may loolu lépp bu soobee suñu borom ginnaaw bi nag suba moom Sen TV dina maye ay kalpeeg yeneen yu ni mel ay ndox ak yeneen ay smartphone ba ci bag or sax dinañ ko may ak bijouterie La Solution kon nag xaar leen tey fii ci tës bi ñu may leen loolee nga xam ne wax naa ko. en attendant suba ñuy ñëw yokk suñu doole incha allah Wally Ballago Seck. wuy ma dee ko liir ci biir tës bi dégg nga. waaw naa ko liir bi ci kanamee. waaye Khadiba parce que Siré tax buñ ci paree ci kanam Siré. ñu liiraat ko. ACT Khadiba Aslem Paris. Khadiba day question bi nga posé waaye Siré dina ko tontu. publical ma ko ñu public ko. non dafa ne topp gi lu tax léegi ñu procureur di wër X ala xam. ma ne ko kooku kii dina la tontu kii dina la tontu. Siré kii tontu. Siré dina la tontu léegi alaaji. Ndeye Diop. kii nee na ma célibataire nu ñuy def. ñaari gani la ngeen toog. xoolal doom naan ko. ku ko gis na nga woote ci 77 148 06 58 waa kii nii di bind communiqué na ko ba ku ñëw ne ko ne. ñoom sama bopp. Jules Mbow.
Sénégal 7 nga ne loo bëgg yow parfum acca nga waxal ak Mantoulaye alaaj la ko lañ waaye alaaj gis nga invité fii ci rajo bi waaw bu ñu ñàkkee argument siré nañ bàyyi di ko wéer chroniqueurs yi ak di ko wéer journalistes yi nga déminer rek nga këpp ko ci kaw nit ñi police bi effectivement bi ñu ko dóoree xeer dane mbàpp benn waaye nee na ma léeg-léeg sa waaye nga ni ci ñii ñooy ruux justice bi di leen instrumentaliser waaw lan mooy ndeyu ñu waa sëñ bi yooyu moom est-ce que duñ ko dindi ma ne leen man olof laay làkk dañ ma ne Fabrice Ngema mooy def revue de presse français maay def revue de presse olof dégg nga ñun duñu ay tubaab te duñu ay tubaab yi ñuul olof lan nu wax yenn mots yi may wax nii sax naan instrumentalisation de la justice ñàkk pexe la waaye waruma koo wax olof laay wax gone gii lii mu def lëfa ñu ne de dégg nga olof laay làkk police bi alaaji bañ ko dóoree daa tombe tubaab la dane mbàpp xanaa xam nga daano yi dañoo bëri te wuute am na ñuy tërëf ba yegg suuf am na ñoo xam ne alaaj boo leen dóoree dañ naan mbàpp maanaam jóge ci kaw rot waaw dégg nga tëmb te bouge woo maanaam mandi woo gay woo da ngay jàpp rek ne mbàpp police bi dane mbàpp ak bip waaw Zator Mbaye nag bu dee yow am tubaab nga ba nga naan bu doon seeni bàyyi doo leen ko waxee noonu ñun suñuy bàyyi alaaj duñu leen defloo yenn yi wala ñu am yenn at yi ñu continuer di leen defloo ay sale boulot dégg nga loolu ba xeer di leen ca fekk ñu naan mbàpp dégg nga buñ ko naroon def ñi seeni doom ñoo leen di wax ne leen am ngeen juróom-ñetti fukki at ak nangam papa duñ ko nangu ëtt wi génn ko duñ ko nangu lu ko mooy danañ la yàpp wala dóor la xeer nga ne mbàpp waaw bu ñu leen déminee ci débat nag ñu soppi ko journaliste wala chroniqueurs yi di leen saaga Zator nag man yàlla daa dogal ne sax damaa am ci moom cofeel ak lu sànge suñ bëggee dara ci Moustapha Niasse ak yooyu dañ koy woo waaw doo ñu booleeg paa bi ngay interview wala doo ñu booleeg paa bi nangam sangam moom Zator moo tax mbir mi duma ca xóot waaye daal xam naa ne daal élimantu ñu gàggante ko yàqul julli du noonu ndax man Zator Mbaye adduna du yàgg ba ma toog ci télé naan ko bu doon sa baay la wala bu doon sa ndey la parce que man doonte ragaloo nag te ragalu ma waaye politiciens yi da nga ci am ay xarit dafa laaj ñu préciser ko du dëgg da nga ci am ay xarit fii laay toog ci rajo bi naan Mame Mbaye Niang sama xarit la déggoo ma ni fii laay toog ci rajo bi naan diw sama xarit la noonu laa assumé tey ne man dama am lu ma lié ak Zator Mbaye kon bu toogee ci télé naan kuy def revue de presse seen télé bi fii ko fii def yow du man a yow ku wax mbàpp ji ku wax mbàpp ji du man yow bu doon sa baay mu wax ma ko nga baal ko rek waaw moo tax man du ma xuus di balaa gaa yi naan amee dérapé na du ma dérapé bu may dérapé bu ma dérapé ci ñeneen waaye du doon Zator ndax bu dee benn fan sax rendre na ma ko service doo ñu waxal paa bi ne ko te wax na ko waaye même bu dee liñ bëggoon amuñu ko du noonu waaye jéem na ndax ma kon nag man loolu rek laay xool dégg nga loolu alaaj waaw mais nag dañuy rafetal kàddu yi de waaw et puis foog ñu bàyyi di wax ni télé boo dem am na fukki chroniqueur am na ñaar fukki chroniqueur siré ku am bac plus 7 bac plus 7 ci benn domaine waroo caa mën a wax lu ñu dul dindi koo xam ne l'an 2000 nga commencé def journalisme stage l'an 2000 ba l'an 2021 bac plus 7 wuti bac plus 8 la bu fekkee da nga ko xool ci xale bu dugg école di jàng 6 ans yi muy def primaire 4 ans yi muy def moyenne ñetti at yi muy def secondaire am baccalauréat dugg université bac plus 7 bac plus 8 la loolu ku ci nekk ci wàllu présentation wala ngay def revue de presse chaque jour nga lire minimum fukki journaux chaque jour nga jàllale au moins 30 éléments ci journal yu bokkul rajo comme télé te amoo expérience mënoo analyser mënoo topp situation politique mënoo cee wax lu kenn dul dundi bu yóbboo nga damm sa xalima te jaay nen Zator bu ñu ko wooyee ci débat politique moom ak keneen ku mel ni moom ñu am sañ-sañu wuy ji nañu wax ban école la ñu génn ñoom politique dañ ci yàgg donc di ko pratiquer
di ànd ak Moustapha Niasse di def ay ndaje def ay réunion politique ñu dugal leen liste assemblée nationale ñu sànnante ay xeer et pourtant bu ñu leen nee homme politique dañuy nangu. bu ñu leen nee député dañuy nangu. et du ñu nangu nit ku def 20 ans d'expérience ëllëg mu nekk ci moom expert di ci wax xalaatam di ci jàngat te bu dul loolu sax journaliste bi def 5 ans jàppandal la nañ ko mu def éditorial mu def chronique mu def analyse mu def yooyu nga xam ni métier bi daf ko jàppandalal te yoon du ko ci topp. bu fekkee lalu ci diffamation. dañ bàyyi seen caaxaan yooyu ñun ñii muy man muy amet ku nekk làq nga say ñeent fukki at dootuñu booyu kenn parce que wóorul ba xam daañu dundal la ñu dundaatu wala déet lu ñu wax ci métier bi ci situation politique bu Sénégal ak économique ak koom-koom kenn du ko dindi ndax jombati nañoo fen waaye nag duñu féeteeg ñoom mukk ndax ñun suñu li ñuy choisir mooy féeteeg askan wi waaw kay ba ci kanam. Alaaji kii nag moom papa mi ngi tudd Alpha Diallo yaayam Fatmata Diallo moom Chérif Diallo toll ci juróom-ñeenti at moom nag ni ñuy àddoo ma nga Géejawaay ca centre yaakaaru Guney waaw centre yaakaaru Guney bu dee seen waa kër ñu ngi koy dégg nag Aline Mbaye moom Moussa Mbaye moo ñu ko daal di nag yónnee léegi kii nu mu tuddati Siré. waaw sëñ Ahmed. léegi nag ñu dugg tey ci tës wi njiital Pastef moom Ousmane Sonko dafa am genn gone goo xam ne neen di ko siif ba muy ñeenti yoon di ko tiimale pistolet. oui. te du noonu. waaw léegi nag ca guddi ga mbir yi déclenché alaaji. Pape Alé am na lu mu ci cos démb. xam na loolu jógee ci côté takk der ya waaye man moom ci côté kër docteur. dégg nga loolu. xale bii di Adji Sarr. Saara mun na siiw lool. waaw dañ ne moom masseuse la day maase. mais nee nañ fi mu nekkoon di fa liggéeyee. daa nëbboon patronam ne amoon na beneen liggéey. ndax Adji ndekete nee nañu da doon tamit dafa nekk ci salon de couture. di ñëw. waaw salon de couture bi. ku tudd madame Talla ko moom. ah bon. mu fay liggéey. salon ba nekk wetu kër Maodo Malick Mbaye anamu. coalition Benno Bokk Yaakaar. xale bi nag bu fa ñëwaan foofu lay toog nan leen maay maase Ousmane Sonko di waxtaan. ñu ne foofu nag la doomu jarbaat la neveu Maodo Malick Mbaye di ko déggee ba ñu ne yéggee ko seen waa kër. bonjour les dégâts. dégg nga loolu bu baax ak yow. damay ñëw ci kër docteur bi. mais fi mbir mi commencé. nekk nooy yëtuma sax. donc moom bokkut ak salon de massage bi am na beneen liggéey. déedéet beneen day def sama mooy ñaw boobu fa la xamante. neveu boobu ñuy tudd ci tur bi. voilà. mooy Sidi. dégg nga loolu. Sidi Ahmed Mbaye. Sidi Ahmed Mbaye. ñu continue. ba mbir ma amee nag ba mu dem gendarmerie. gendarme yi dañ ko ne. il faut nga dem wuti certificat médical. C'était le 3 février. 16h15. réquisition bi numéro 91 2 bu section de recherche. 3 février 2021. laaj mooy bay xel. waaw yow laaj damaa noo yetti. réew mi kenn nooyul nag. maa noo yetti. Adji Sarr. moom saaga mun na. waaw. ba muy ñibbi. mbir mi dafa guddi. ba muy génn. daa guddi waaw. mais nee nañ. bi Ousmane ñëwee. moom. làkk na commencé bi séeréer. xale bu jigéen bi. waaw. mooy personne mais c'est toujours te kenn waraguma ko. muy deuxième ba fa nekk. ne ko saal ba deux lañ. ne ko waaw fexeel ba kii. bu ko wan ne ko yow xam nga ko. xam nga am na ñoo xam ne bu ñu gisee Mansour Diop Mansour. fekk Mansour doon sàkketu foog ne kii xamuma. waaw. soo tëbee xëy na li nga bëgg a def yàqu. waaw. mu ni ko. xam nga li ma la wax.
ne ko xam nga ko. dégg nga loolu. Siré yaa ngi teewlu bu baax. problème yaa ngay démarrer nag de. sa casque dafa am problème. non reste calme rek. problème yaa ngay démarrer nag de. refi nandite rek. noonu ko làkkee. refi nandite. bata andee. andaanoo. yow nekkal nandite. kii bu mu xam ne. yow xam nga ko xam. merci. non je t'adore. barke rasulillahi. dégg nga loolu. waaw. ba muy ñibbi nag. nee nañ patronam bi. nee na ko guddi gi foo jëm. mu ne ko man benn jakarta. benn jakarta. moo may jël si. benn jakarta moo may jël si. mu génn. patronam bi topp ay tànkam. ana deuxième masseuse bi boobu. fa la ko bàyyi génn. ah moom mu jëkk a génn bàyyi fa. personne bi kenn tuddul ba léegi. bi mu demee nag. patronam bi génn. topp gis benn 4x4 bu ñuul taxaw. bu jakarta. te loolu après supposé viol bi la. guddi googu la. te waxul patron bi dara. déedéet. dégg nga loolu alaaj bu baax. xale boobu taxaw fa nag. jël si ko. mooy Sidi Ahmed. mu dem moom sël. mu yóbbu. bàyyi fa ka mu nekk noonu ca saal ba. ci kanamu gendarme yi. Sidi Ahmed nee nañ ko yow guddi googu noo def ba yegg fa. waaw. ak couvre-feu. couvre-feu. mu ne benn médecin moo ñu jël si. 4x4 bi kon médecin bi daa toogoon ci biir kon yor kartam pour ñu mën di dox wa ilaa oto leen topp en tout cas nee na médecin moo leen fa jël si. médecin moo leen rawale ci couvre-feu bi. médecin bi CTO la ne. ah. yëf yaa ngay leer. ñu ne ko waaw. yow xale bu toll ni yow. foo xamee médecin. mu ne leen benn avocat tama booleeg moom. avocat bu jigéen. moo ñu ko boole mu jël si mu. avocat bu jigéen bi moom boole médecin bi pour mu jël si ma man booy bi. merci. ma dox ma nekk yimti diggante gel bi ak médecin bi. ba mu dawal woote bi pour jëli ndaw si ci salle de massage bi ki doon massé Sonko. ki doon massé Sonko nekkoon ci biir salle ba ak keneen ku jigéen ku mu làkk ni ko bu ñëwee dafa nand tema bu mu xam ni yow xammee nga ko sax. ñu doxal. yaa ngi may dégg alaaj. waaye alaaj bu baax yaa ngi may déglu. léegi nag. man damaa nooyeeti. wuyu ma. dem nañ. Siré yaa ngi may dégg. da nga jëm kër docteur. da nga jëm kër docteur. nii dañuy yàpp defi nañ xale ba pare di dem kër docteur. nii dañuy defi prélèvement. ñu ne ñu ngi dem kër docteur. ok bi ñu yeggee. bañ demee kër docteur. docteur xool gone gi. waaye kër docteur. ak gendarmerie. yenn ci boroomi xam-xam nee nañ. ne leen réew mi félicité. kër docteur. defuñu luy nuru tappale. attekatu gendarmerie. section de recherche. defuñu luy nuru tappale. xamuñu ko bu dee complot daa am it ñooñu nañ leen ci génne. xamuñu ko. déggoo ma de. waaw. maa ngi lay dégg bu baax. lan la gone gi def. ba mbir mi amee. dem ci 4x4 bi woo na ko. ne ko gaawal pare naa gaawal jël si ma pare naa ci la ko patron bi waxee ne ko ku lay jël si mu ne borom jakarta bi moom moo woote. bàyyi fa ba dem masseuse bi mu fa nekk loolu moo woote. dégg nga loolu alaaj bu baax. bañ demee ca kër docteur. docteur bi lan la wax. nee na ko ci këyit gi. liñ bind ci këyit gi. mooy luy xeetoog tëcc. tëcc. waaw. nee nga nit bu la nuyoo bés la sax. waaw bu bàyyi maanaam jonjoo. jonjoo. waaw da ngay jonjoo amul ci awraat moom. aw la ko léegi. ay tëcc ak. waaw maanaam yooyu daal ci kaw gàttal. remarque wuñu ko daal. maanaam sëyu. l'examen médical de ce jour sëyu gu bees. ne retrouve pas de lésions vulvaires. au contraire li ñu fi gis mooy waa vulvaire déchirure nee na gisuñu ko.
luy nuroog ci awrawu gone gi. ak jonjoo maanaam am jonjoo ba mel ni ab gaañu tëcc am na. parce que bu dee viol loolu da nga ko ciy gis. merci bu dul viol sax da nga ko ci. mais bu dee viol nga koy gën a gis parce que fitna gee tax. waaw fitna bu dul viol sax. xam nga li ma la wax. léegi nag la ñu jàpp mooy ñoom jàpp nañ ne dañoo war a def kon test ADN. kon bu mel ni mu niwu feeñu fa. feeñu fa. dëgg de laaj dama bëgg nga dëgg mu de waaye yow fi mu ne kii est-ce que abu ma yeneen nopp ak yeneen xel yu lay déglu sax. dégg nga loolu Siré. nopp nag déglu de. bàyyi la ñu ne nopp lu déglu. réew mi def ñu ne au contraire. Le médecin dit que li mu wax mooy absence totale de lésions, déchirures, xoolal hyménéale ancienne. nee na loolu lañ gis. maanaam jànqoog ndaw amatul daal ak ndaw. luy xeetoog ndaw daa newul ca moom. maanaam mos naa sëy waaye nag du sëy gu bees. dem na bu yàgg. ndaw li loolu la wax. mu ne absence totale de lésions, déchirures hyménéale ancienne la ñu gis suuf noonu. waaw. mu ne ndawu gone gi. den na bu yàlla. dem na ca 1904 am na ko ne ma silence total am ci mbedd. si non kenn waxatul. maa ngi soo studio bi ni mu nekkee. aju du fëgg maxtu de ni nga daan def nii. aju. dégg nga loolu. waaw. Pape bi tey ñun taluñu anniversaire xaaral tuuti. non tey amul dédicace amul. amul anniversaire. médecin bi Alpha Séni Gaye la tudd gynécologue la. mooy ko xool xale bi. merci. su ma laaj nag wuy ma woon yàlla. xaaral ma defar waaw. jëlee sama kàttan gi sa oto bi nga may naa la ko sa addiya moom. lii mooy investigation caaxaan baaxul. Ndeye Khadimé. mooy borom salon masseuse bi. waaw. madame Tall mooy borom salon de couture bi. dafa aji Sarr dafa daan dóor waar. di ñëw mais madame la masseuse propriétaire mosu ko xam. kon moom ci tëye ba muy métier da doon xar matt ci salle de massage bi. voilà fee lay dem bu guddee mu kon fa muy liggéeyee mooy atelier tailleur ba kon. merci. kon fii dafa doon rek xar matt. dégg nga loolu alaaj waaw. ñu remonté. waa léegi ñu ne mbir mi yëpp boo ko dajalee. 16 heures de temps la. fukki waxtu ak juróom-benn. te gone gi bu dee dañu koo siif ba ñaari fan. awraam yi mën nay tëf tëfi. tàng miti. dëgg loolu de. ñu ne lépp 16 heures de temps la moins de 24 heures. lii la médecin bi wax. léegi nag alaaji gendarme yi teg ñoom lii lañu def kayit yeeg yëpp lii lañu bind waa kër docteur li ñu bind daal di joxe waa laaj bi nag mooy xale bi moom dafa bind plainte ñu xuus ba démb Siré procureur ne man léegi alaxam laay topp maanaam x kuy x xale bu non te yow xale bu jigéen bi Ousmane Sonko xale bi bind bi ñu gis le 2 Ousmane Sonko la ci bind. waaw loolu menace ay yoon répétitive ak arme. waaw man dama ne le maître des poursuites kii toppee barki démb am na ay journaux sax yu ko bind tey ne léegi alaxam lay topp léegi première question bi Siré ala détail wér-gu-yaram gi loolu la de. mais wér-gu-yaram bi précisé na ci 16 heures yooyu. waaw xale bi def na ci ay rapport sexuel wala defu ko ci. defu ko ci déggoo liñ la wax. non 16 ci. ci 16 heures yooyu noonu 16 heures temps la durée. procédure bi précisé na parce que mën nga. non dafa ne prélèvement yi comme que dem nañ ba di ko tudd alaaj kon dañ faa séenul ak mu waaw. waaw mën nga bañ a siibare mais gynécologue bi mën na xool ndax yow ci heure yi ñu génn. non nee na kanam gi jonjowul benn yoon lu dul jonjo gu njëkk ngay firndeel ni amatul ndaw. donc heure yooyu heure yi suivre. muy xool. yëpp préciser na ni heure yooyu. xale bi sëyu ci. simeer gars yi dañoo ñëw. mënut a sëy parce que ka ma doon maasam do maasukaay ba ñaara fan. kon foofu mën na sëy feneen aussi. maa ngi déglu de. Abba. waa Abba la.
waaw waaw. Aba. waaw. yow moomu. waaye yow sax foofu garaawul dañ ne la bu ñu wax sama oto la dugg barki démb. ñu ak beneen kilifa. waaw. waaw moom yaa yow Adji Sarr garaawul. kii garaawul bàyyil noonu. ci info yi la bokk xam nga ci leneen yow vraie investigation nga def. waaw léegi garaawul nañ côté boobu comme que ñoom nangoo ñu wax ñun duñu leen ko wax loo alaaji. waaw bu ñu jëlee décision wax nag ñu daal di doxal. mu noonu. waaw ñu ngi leen di xaar daal. waaw léegi ana foo ne nii. voilà man maa ngi ci fi nga xam mooy échangeur bu Sacré-Cœur 3. waaw acca bisimilah. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic urbain se poursuit sur Zik FM 89.7. jaax nañ sànq rek boulangerie jaune ak boobule entrée cité Kër Gorgui y a quelques ralentissements pour véhicules yu bëgg a progresser wutali cours privé Sacré-Cœur daal di sax jaare foofule wutali avenue Bourguiba kenn Score Liberté là-bas faw nga xaw a patienté bañ fa bàyyee ko sànqale fii nag si échangeur bi quelques ralentissements seulement sont à noter ci rond-point yi nga xam ne ñoo seq bi la échangeur fekk da nga bàyyi ko di côté de Wakam maa nga transité jaare ko ci ancienne piste exfilée c'est pas très compliqué même si di nga ralentir tuuti ci ko échangeur bi aussi pas trop de soucis donc rek jaax nañ échangeur beneen bu nekk foofu la à l'entrée de la cité Kër Gorgui foofu la aussi pas trop de complications aussi c'est dégagé yéen ñi wàcce ci échangeur bi mën ngeen progresser tranquille wutal échangeur bu nekk fële du côté de Seydou Nourou Tall foofu la aussi des ralentissements bañ fa bàyyi ko sànq rawatina tey bàyyi ko su booru école de police ak tey bàyyi ko fi nga xam moom mooy corniche ba ñu bàyyi ko ci deux fois Mermoz ñooy transit par là mais il y a des ralentissements ci axe bàyyi ko foofu la maanaam fi nga xam mooy relève de Wakam jëm du côté de l'université des lenteurs sont à signaler ci yooyu les trajets et l'âge. jaajëf waay. pib waaw pib kon aca. sama waa jàngi noonu de. noonu de maa lay ziar. defal ma kaasu café foofu. xaaral ma yokkal la ci meew Gloria boobu. déet defal café noir rek. sama waa ji Gloria laa lay tegal. poos bi moo diisul nag. 20 dërëm kese lay jar. yaa ngi may door a wax lu ma neex nag ani waaye li kañ la fi. xanaa Gloria bu ndaw bi mu dugg see ci biir réew mi. kon boog. sotti ci la. yaa wax lii. nekk balaa neex. meew Gloria waay. seen meew bi ngeen tàmm léegi am na sachet ci 20 dërëm dong. Gloria amul moroom benn la fi. Africom AV, formation action. Le vrai pouvoir est dans la maîtrise des outils de la communication. C'est pourquoi plusieurs écoles ont mutualisé leurs forces pour créer Africom AV, formation action, une nouvelle académie de formation au métier de réalisateur, monteur graphiste, opérateur de prise de son, opérateur de prise de vue, post-production, gestion de production, JRI, art graphique. Si vous voulez maîtriser l'infographie, la 2D ou la 3D, être décorateur, designer, vous initiez à la réalité virtuelle ou l'impression 3D, Africom AV, formation action est là pour vous. Formation action parce que Africom AV dispose de sa propre radio et de sa propre télévision entièrement dédiée à l'immersion dans un environnement alliant formation et pratique. Africom AV, HLM 1, Solida, derrière Excaf. Téléphone 78 604 16 16 ou le 33 831 04 19. Le cousin qui dévore tout. La nièce, allergique à tout. Non merci, je suis allergique. L'oncle qui a des gaz. Le pote qui finit tout le Coca-Cola. On en connaît tous au moins, mais les repas ne seraient pas les mêmes sans eux. Coca-Cola et repas, ensemble, c'est mieux. Spécial Saint-Valentin avec la chaîne leader Sen TV. Du 13 au 14 février dundal Saint-Valentin bu amul fenn ay woy mbëggeel yu amul fenn ànd ceeg l'incontournable Wally Balago Seck ñu fas yéene ànd ak Wally Balago Seck mu dugal ñu ci géeju bànneex teg ñu ci batoog mbégte féexal ñu ay vagues cofeel ñu daal di dund mbëggeel yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen ay cadeau ngir jox ko seen Valentin wala seen Valentine mën ngeen woote ci Zik FM ak Sen TV ci 88 628 89 90 wala boo di ci 88 628 28 28 ngeen mën a gagné ay loo yu bëri ànd ak suñuy partenaire lu ci mel ne Free 4G plus lii mooy doole Diamond City l'immobilier luxe OCO ndox bi oyof teneex Xuma et frère nekkee ba Grand Yoff mën ci téléphone ak ay produits multimédia et high-tech Love Me le parfum de l'amour de Home Tech cosmétique Jollof Chicken ginaar yi saf ba ca yax ba gamme U parfait hydratation intense de Uniparco huile J'adore diw bi ñu taamu bijouterie la solution l'Islam 2 showroom Pikine fa yombee tarafet waaye tamit kenn du cosmique mi yokku seen taar ñii la ñu àndal ci guddi Saint-Valentin bi ngir bégal suñuy auditeurs ak suñuy téléspectateurs
KFC moo leen di may seen émission Teuss. acca cadeau yi tamit nag ci Saint-Valentin bi acca Mantoulaye del lim nag del lim cadeau yi Saint-Valentin bi cadeau yi kat dañ koy maye tey balaa ñu fiy jóg tey moom dinañ may yëpp ci ay cadeau ci émission Teuss daañu leen may 5 par 350 millilitres fois 12 ci OCO benn coffret parfum Love Me benn coffret parfum plaisir bu Omtech cosmétique daañu maye benn pack lait de corps U Perfect bu Uniparco daañu maye benn pack maquillage bu Cosmakeup daañu maye benn soin du visage VIP Hair moo ko maye bu Ndey Kumba benn pack cuuraay bu boutique olfactif bu Tabou Racine daañu maye benn carton huile J'adore ak ABC compagnie bu Aziz Ndiaye ci jamonoy Saint-Valentin dañu nekk ci weeru mbëggeel la ñu nekk kon nag ki nga xam ne moom moo di Zik FM dina leen may ay rechargement crédit free calpe bi lay sargal dina leen may ay pack d'eau CO ndox bi nga xam ne moo oyof te neex ay smartphone ak Xuma et frère Grand Yoff Fadiano ak église Jean Paul dina leen may ay coffret parfum Love Me parfum bi nga xam ni it bu mbëggeel la Omtech cosmétique di ko andi ay gamme de corps yoo xam ni bu perfect moo leen koy may bu Uniparco ay pack huile J'adore mi ñu taamu ay bague en or yoo xam ni bijouterie la solution Islam 2 ñoo leen koy may ak seen showroom bu yees bi nga xam ni ubbi nañ ko Pikine ak arrivage bu yees ay coffret maquillage ak cosmétique mi nga xam ni moo yokk seen taar daañu leen may ay coffret cuuraay ak olfactif by Tabou Racine studio de création de senteur la ak ay version yees yoo xam ni ay cuuraay sarxatan ay goowe ay digijee ay gongo ak ay huile corporelle yoo xam ni dañ ko méngale ak jamono mango fii ci kanam ñu may leen loo yëpp insha allah waaw acca léegi nag yónnee leen ci suñu numéro WhatsApp bi nag maanaam ay histoire d'amour yoo leen dund bu leen neexee tam ngeen woote de waaw ñu bëgg a wax si affaire Sonko bi ñu wax ñu bëgg a wax tam ci affaire mbëggeel tamit pour am cadeau tamit ci numéro boobu noonu non histoire d'amour bi nga tudd wala woote wala ngeen woote direct rek ci 88 628 89 90 waaw acca Siré waaw sëñ Ahmed ñoo ngi ziar nga ne lan nga xalaat ne moo indi maanaam diviser exno te ñu porte plainte nit mun a jàng nekk ci réew mi di Ousmane Sonko loolu moo jàpp moom lañ plainte kay waaw xam nga en réalité waaw soo ko dee jàngat ba ci biir dafay mel ni nguur gi en réalité objectif premier ñiy fexeel Ousmane Sonko président Ousmane Sonko seen objectif premier lu tëj Ousmane Sonko mais yàq deram la bon d'abord benn tilimal deram deuxièmement takk buum ci tànk bi te dinaa leen expliquer un peu procédé boobu bu fekkee da ngay def complot ak nit plan d'action bi nan nga koy mën a dérouler su ngeen xoolee bu baax dañu njëkkoon a wax ni président Ousmane Sonko gendarmerie moo koy déglu section de recherche te gendarmerie bu la dee déglu c'est sur la base d'une plainte te bu lay déglu ci plainte objet plainte bi rek la lay déglu mais du la déglu ci au-delà de objet plainte bi li ñu bind ci plainte bi rek ci loolu rek la lay déglu waaw te li ñu bind ci plainte bi mooy viol mais gars yi bi ñu càmbarlee comme mbiru complot la da ngay gis ni bu ñu demee section de recherche gendarmerie déglu les parties dana gis ni fii affaire viol amu ci kon donc dossier bi dafay clos day jeex dootuñu ko sax waxati dafa mel ni ñi nekk ci ginnaaw kii bi nag bëgguñu dossier bi jeex loolu moo waral benn instant ñu dessaisir gendarmerie dugal procureur de la république directement nga xam ne léegi dootul gendarmerie moo koy déglu mais maintenant léegi procureur mooy ubbi enquête jël affaire bi ci moom léegi pour revenir ci li nga ma laaj xam nga plainte bi dañ ko adressé nommément ku tudd Ousmane Sonko donc normalement procureur daf ko war a moom Ousmane Sonko mais li lay wan ni dafay ubbi enquête contre X moo lay expliquer nii Ousmane Sonko maîtriser tagul agenda maanaam moom léegi emploi du temps mi ngi ci loxoy justice parce que suñu ubbee enquête fii ba fukki at yow da nga war a nekk à la disposition justice
heure bu la justice soxla ci cadre affaire bi mën nañ laa woo nga ñëw wuyu si loolu mooy takk buum bi c'est-à-dire que ëllëg tey jii Ousmane Sonko bu waree bëgg a dem doxi daram sax ñu ni suba la koy dem doxi ñu xam ko procureur mën na ko woo suba soos te su ko woowee dafa war a bàyyi li muy def ñëw wuyu si parce que yoon moo ko dooleel li muy def kon donc moom fii ba 2024 maîtriser tout agenda mais justice mooy maîtriser agenda loolu mooy takk buum bi baneen bi mais mën na nekk plan bu échoué aussi. mu nekk échoué baneen bi baneen bi mooy tilimal der xam nga régime bi ñu nekk nii le président de la République son excellence Macky Sall dafa nekk kilifa goo xam ni ci prise de décision dafa nekk kilifa kuy jëfandikoo lu ñuy tuddee sondage maanaam sondage bokk na ci bëri yoo xam ne ci lay sukkandikoo léeg-léeg pour di mën na jël yenn décisions yi en termes de gouvernance et de politique publique dafa am ay sondage yu génn donc mën naa bañ a wax trop si ñu ko génne mais palais bi day def sondage mais aussi yeneen dëkk étranger yoo xam ni dañuy jëflante ak ñoom dañuy def ay sondage léegi sondage boobu dafa wax ni Covid bi dafa nar a nërmeel économie Sénégal dina ko sonal trop ba nga xam ni conséquence am mooy dafay nar a am ay trouble social parce que conjoncture bi dëkk bi dana métti ba nga xam ne nit ñi dañuy am ras de bol te ras de bol boobu buy tomb ci pic bi ci cëppaandoo gi dañuy nekk ci 2024 te kon nu mu tudd sax ras de bol général boobu généralisé dafa nar a profité ak président Ousmane Sonko bu ñu te tollee ci 2024 donc léegi sondage yi joxe ni fi mu toll nii président Ousmane Sonko dafa nekk ci benn pole position léegi nag président Ousmane Sonko dafa am ñaari mbir yu ko topp ñoo xam ni dañuy liggéey pour moom mu bañ a nekk président de la République benn bi c'est extérieur benn bi c'est intérieur extérieur bi ki ci jiitu moom mooy France parce que Ousmane Sonko dafa mës a wax président Ousmane Sonko dafa mës a wax ni moom bis bu jëlee réew Sénégal acte bi muy njëkk a posé mooy génn ci France nekk CFA or pour France nag nga rey leen ñu dee nañu yemale affaire France CFA bi d'ailleurs Édouard Balladur daan na wax ni la question du franc CFA ce n'est pas une question technique mais c'est une question politique léegi nag France dafa mel ni heure boo ko déclaré guerre rek mooy nga tudd franc CFA bi donc ñoom président Ousmane Sonko daf leen a déclaré guerre donc ñoom tamit du point de vue géostratégique et c'est tout à fait normal ku nekk da ngay défendre sa intérêt donc du point de vue géostratégique ñoom amuñu intérêt ku mel ni président Sonko ñëw falu fii ci Sénégal mais du point de vue intérieur le président Macky Sall aussi non pas moom individuellement mais njabootam wala entourage am ku mel ni président Sonko bu ñëwee jël réew mi ak moom fu mu jaar ak moom personnellement ba dàq ko fonction publique ak fu mu jaar ak moom ci politique mën nañu am chasse aux sorcières donc da ngay gis dafa am ñaari intérêt extérieur ak intérieur bu bëgg a coaliser def tout ba président Ousmane Sonko bañ a ñëw ci kii bi te lu tax loolu analyse boobu di fondé enquête yi aussi dafa wane sondage d'opinion bi dafa wane ni ci carte électorale bi ñi nga xam ne buñ la votelee yaay gagné élection yi ñooñu bokkuñu ci benn parti politique en réalité waaw dafa am ñoo xam ne dañu bokk ci parti mais askan bi nga xam ne bokkuñu ci benn parti électeur ñoom ay électeurs citoyens ne bu élection jotee dañuy sangu ba sot jël seen carte dem voter selon leur intime conviction ñibbiwaat seen kër boolewuñ ci dara ñooñu ñoo ëpp ñi nga xam ni ñooy daw di yuuxu ci parti politique yi te ñooñu ñooy basculer élection léegi nag ci ñooñu tamit dañuy sondage bi dafa révélé ni temps yii yëpp ñooñu dañu commencé di bàyyi xel président Ousmane Sonko parce que idée yi muy wax dafa commencé di dugg ci seen xel xam nga lu tax Ousmane Sonko profilam dafay yee ci askanu sénégalais ak africains yi ñi ñuy tuddee les perdus des indépendances maanaam mooy Patrice Lumumba bi nekkoon RD Congo mooy Thomas Sankara bi nekkoon Burkina Faso waaw mooy Oumi Ndiobé bi nekkoon Cameroun ba ci Mamadou Dia bi nekkoon Sénégal ça veut dire que askan bi fi ñu toll nii dañu soxla non plus alternance mais ay alternative dañoo bëgg ay doxalin bu bees
pas nit yu bees. voilà ay nit ñu bees. ay doxalin yu bees. ba ñu yem ci ay nit yu bees kese quoi. très bien non seulement opinion bi lu mu révélé. mooy Sénégalais yi dañoo soif ci changement. te changement boobu ñu ngi koy xaar ci ay gis-gis yu bees. ci ay nit ñu bees. ci ay doxalin yu bees léegi nag groupe boobu nga xam ni ñoom ku ñu voteel nga gagné. dañu commencé bàyyi xel président Ousmane Sonko. léegi si léegi foofu lay daanelee rek. léegi nag groupe boobu. dafa mel ni kon Ousmane Sonko jéemal nañ ko defal lépp pour mën ko daaneel sur le plan politique mënuñu ko daaneel. léegi nag ñu ni xaaral ñu xool beneen parti buñ ko mën a daanelee parce que groupe boobu ce sont des gens d'un certain âge du ñu ay xale. te ñooñu en général affaire mbërs. muy affaire viol. muy affaire sàcc. muy affaire góor jigéen. suñ la ko xosee ba tuumaal ba sa deret ñooñu dañ lay dumoo yi. donc jeu bi yëpp dafa mel ni dañu war a bëgg a jël ñooñu nga xam ne bu ñu basculer Ousmane Sonko mën na am résultat yu baax ñu yàq deru Ousmane Sonko ba ñooñu bi parce que ñooñu effectivement li Ousmane Sonko di wax intéressé na leen mais wóoloo bu ñu Ousmane Sonko loolu mooy problème. léegi nag bu liy duggee. très bien xel gën a jaxasoo. très bien parce que comme Ousmane Sonko li mu leen di wax mi ngi raisonné seen bopp. mais wóoluwuñu booy bi. léegi bu ñu ñëwee tuumaal ko affaire xam nga gor. boo ko bëggee rey doo ko tëj kaso. mais donc koy tuumaal lu mu deful ci wàllu sàcc ak ci wàllu viol. ak ci wàllu mu deful waaw da koy tuumaal lu mu deful. waxuma ni Ousmane Sonko def na wala deful. waaw mais gor su tëj kaso pour affaire politique. moo koy rey. li koy mën a rey. mooy nga jiiñ ko sàcc te sàccul nga jiiñ ko viol te violé wul nga jiiñ ko affaire góor jigéen te nekk ko loolu da koy kii bi donc nag léegi Ousmane Sonko comme jéem nañ fekke yëpp politique mënul jàll léegi dañuy génn champ politique dugg ci champ mœurs parce que dañ ko bëgg dumba yooloo ñoo xam ni bis bu ñu basculer ci Ousmane Sonko rek réew mi d'accord changement yu profond. macha allah wax ji moom wax ji sax moom li ci ñu bëree Siré jàpp xam nga mooy lan bi nga ne waxuma ne yow deful. su doon da ngay far da ngay taxaw rek ci noonu deful complot loolu mooy waxu militant. mais da nga ne waxuma ne Ousmane Sonko deful. donc def ñàkk def wóoru ko. voilà mais bu dee nag dafa def. mag ñooñu nga xam ne dañu koo jàppoon ndax xalaat ci moom loxo ba set ak yooyu dañu ko dumóoyu ndax gor bu ñu la tuumaalee sàcc góor jigéen wàllum viol maar de Italie waaw kay dégg mayel cadeau yi ñun fekk mayel cadeau yi 88 628 da ngeen dañ may nettal histoire yu neex de suñu xol yi xaw a giif tuuti xaw a fiir ñu door a maye cadeau pour ñu nettal histoire bu gàtt rek une minute rek. déedéet une minute dafa bëri de 30 secondes. 30 secondes waaw kon 30 secondes rek wala 25 secondes. fii téléphone bi dafa am télescopage. waaw kay. dafa am bëkkante. donc nag gàtt rek parce que cadeau yi tamit 5 cadeau la xaw ma 6 rapidement rek chimère par 20 secondes rek ñu jël ay nit. rapidement may leen. allo salaamaaleykum. xam-xam daal mooy dëkk. ah mooy yow. nee na sàkku ko day alaaji dem ba Chine sax dagan na ca. waaw xam-xam day caaxaan allo. allo. macha allah. Babacar Sadikh Diop. xeer yi fanate la. waaye si yàlla na yàlla fay waaye. amiin 88 88 628 89 90 nga daal di nag bés daal di dugg nag ci émission bi. waaw 88 woote leen gaaw. 88. 88 628 89 90 ngeen def 1 628 28 28 ngeen def 1 gaaw leen léegi ñu may leen cadeau yi. ñoom Abidjan ca Italie ña nga ca mbedd ma. 88 628 89 90. nga daal di nag bés. mën a nag ñu may la cadeau. bu ñuy daaneel nag. bu ko defee ñu ñëw nag ngeen wax. ku ci nekk lan nga xalaat ci actualité tey bi ñu ko faram-fàccee Jili maa ngi lay siyaar Jili Mbay allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. jàmm rek kay. acca cadeau. cadeau. cadeau nga bëgg. waaw. am nga jëkkër.
bon déedéet fiancé la. déedéet. fiancé. am na si cadeau yi. waaw jox ko kii ko waaj da koy waaj a takk nee na. takk ko déedéet cadeau yi moom pour mbëggeel gi la nag. waaw mais moom nee na da ko kii. waaw. déet may ko cadeau. dañ koy bëgg a takk. doo ko may cadeau. ma xool fii yow papa waaw kon nañ ko def 5 par ndox mu seddal xolam nu mu tudd. noo tudd allo. Aïda jox ñu sa numéro téléphone ñaata la man laay bindal yaay joxe cadeau yi allo. 77. waaw. 77 028. 77 028. 68 36. 68. 36. dégguma de. 68. 68. 36. 36. waxaatal numéro ma dégg. 77. waaw. 028. 028 waaw. 68. 36. ok d'accord. Aïda naka la tudd. Aïda nan. allo. allo. salaamaaleykum. allo. acca woote leen. allo. Sëriñ Ablaye Niang maa ngi lay siyaar di nuyu wér Niang Baal. 88 628 89 90 wax leen ni fii ak suba incha allah ba dimanche la ñuy dund Saint-Valentin love show la ñuy amal 21h30 samedi ak Wally Ballago Seck sur Sen TV lay doon laataa loolu nag Sen TV boobu ba tey day may ay cadeau jaaro or sax mën ngeen ko cee am. allo. woote leen acca. allo. waaw salaamaaleykum kooku. maaleykum salaam. kooku. man laa woo Guèye. waaw loo bëgg cadeau. waaw cadeau laa bëgg de. waaw acca waxal. loolu la ma jox. allo. Marie la. allo. allo. oui allo maa ngi lay dégg bu baax. waaw noo tudd. Awa Guèye ñëw. Awa Guèye ñëw. acca waxal sa numéro gaaw. 77. 965. 965. 91. 91. 85. acca 85. Mantula dina la woo incha allah ñu lay gërëm di la sant. jërëjëf. allo. 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 allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Jibril Mbaye Atepa maa ngi lay nuyu sëñ bi na nga def waay. waaw sant bu baax. sama sëriñ. waaw kay waay sama sëriñ jaar naa la. delloo ziar kooku. tey am naa mbégte lool dégg sama kilifa. ndeysaan jaajëf. ndax démb rek maa ngi seetaan benn vidéo sama sëriñ boobu njaayeen bi. ci Facebook waaye macha allah après waaye laajam yi laa xamul ba léegi ay tonton. dëgg la jaajëf macha allah. xanaa ma dem nga bëggal cadeau yi. waaw. ayca yow moom dañ koy may benn pack maquillage cosmétique ba ca waxal tur bi. waxal sa tur. maa ngi tudd Chérif Diallo. Chérif Diallo. waaw. numéro. 77. 680. 680. 10. 19 ayca. waaw. merci beaucoup jërëjëf. sëriñ bi ziar nañ la. jërëjëf waay jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup alaaji nag seen jotaay ginnaaw suba Amintaloo. Amintaloo jëng nag la ñu invité. incha allah seen jotaay bi di ñëw koy beneen affaire la. allo. allo. salaamaaleykum. aw kër moo dugg nii xam nga. ah. waa acca. yow moom pack lait de corps bi laa lay may nga defar sa teint noo tudd. Adama Mbengue. Adama Mbengue. Adama Mbengue sa numéro lan la. 77. waaw. 021. 021. 23. 23. 12. waaw naa bëgg naa. jërëjëf waaw jaajëf. bëgg naa leen bu baax. kontaan nañ sëñ bi nag cadeau yi nag yàquñu émission bi de cadeau yi mooy indi xaalis bi ba tax ñu toog fi de ñii ay sponsor lañ nag voilà. Expresso ñu ngi leen di nuyu baax ak Jolof Chicken daal day dellu si waat allo. allo. benn descente. Jolof Chicken rek laa bëgg nag. allo. allo ak lekk allo. boobu sponsor dama ko bëgg allo. jëlal sa benn cadeau bi tamit ma yeggale man. allo waay. ku bëgg cadeau waay allo. waay allo waay. ayca. pak cuuraay baa ngi fi de demagul de. nee nañ kii de nee na. ay dëgg de yoo xam ne dañ ko méngaleeg jamono. ñu wootee dañuy jot orange. ba pare huile j'adore bi joxee guñ ko de. ah bon. ah déedéet. waa léegi. daaw leen woote leen gaaw. waa léegi alaaji. lu tax ñu ne ci kër gi moom cadeau yi ñuy joxe duñ ci am suñu ci am. waay allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def. noo def sëñ bi.
ça va alhamdulilah man dama bëggoon wax ci mooy li ngeen doon di wax léegi ci wàllu Sonko. waaw dinañ ci ñëw léegi dañuy écouler cadeau yi rek ñëwaat ci léegi incha allah moo tax ñuy gaawantu ni dégg damay téye ligne bi wala. ayca bàyyi ñu demal rek keneen dugg après ñu nga ñëwaat ci léegi dégg allo. waaw kon ayca ku bëgg ci cadeau yi gaawal 88 628 89 90 ngeen bës 1 628 28 28 ngeen bës 1 ayca allo. waaw man waaw man li ma amoon lu may wax rek damay wax pour Sonko. waaw dinañ ci ñëw sëñ bi cadeau yi lañ nekk nii. non cadeau. waaw acca allo 88 628 89 90. ayca des benn. dese nañ 1 2 3 4 lañ joxe gum dese na 3 ayca allo. allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo. allo oui salaamaaleykum soxna si noo def. waaw maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. tur bi naka la. allo. waaw ma ni tur bi naka la. waaw tur bi dama ko bëggoon rek. après nga woote waat incha allah 88. wala bëggoo cadeau. 628 89 90. ayca chimère ñu jël keneen. ku bëgg ci cadeau yi ayca allo. 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 KFC tam dinañ ñëw sponsor pour 1 mois waaw kay. ginaar yaa ngi. allo waaw. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. Ahmed kontaan naa macha allah. soxna si noo tudd. Adama Samba Diouf laa tudd. Adama Samba Diouf. waaw ban tur. ban numéro. 77. waaw. 574. 574 waaw. 90. waaw 90. 61. 61. waaw. waaw yow moom ma xool bàyyi ma may la rek benn sooy visage. yow loo ci def baax na ndax tey laa am 21 ans de mariage. sama anniversaire. mu yéen yaa ngi monsieur ànd leen ca Ndeye Coumba VIP. sama tamit di anniversaire tey. doy na yow kay. allo waaw kay chimère. allo. chimère des na pak cuuraay ba carton huile j'adore bi war huile j'adore bi nag benn ku am ñaari jabar la ñetti jabar laa ko bëgg. allo. kii nee na numéro bi lan la ci cadeau yi acca 88 628 89 90 ngeen bës 1 allo. waaw salaamaaleykum. acca jox ko cadeau. acca tur bi naka la sëñ bi. Jibi Dieng waaw jox ko. Jibi Dieng waaw numéro. joxal sa numéro. 77. 793. 00. 89. waaye moom jox naa la pak cuuraay bi. allo. ayca ñëw leen. 88 628 89 90. waaw benn cadeau rek moo ñu dese mooy carton huile j'adore. voilà Zik FM nag ñu ngi koy am ci Thiès ci 92.3 wala 94.6 allo. wala ca Kaolack 95. allo salaamaaleykum. Tambacounda 90.6 Saint-Louis 92.4 Ziguinchor 88.0 Matam léegi mu ñëw allo. allo sëñ bi noo def. jox ko cadeau. noo tudd. man tudd cadeau yi xaritu. acca 88 628 89 90 ñu bës 1. acca benn moo des rek acca. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu jaajëfal bu baax a baax. jaajëf tur bi naka la sëñ bi. man nag bu doon sama sago damay lépp sama tur. waaw kon nga wote waat ci kanam dégg nga ñu nekk ci cadeau gi ba ci kanam. 88 628 89 90 88 628 89 90 ñu bës 1 628 28 28 ñu bës. allo. acca benn des nag muy huile j'adore bi nag acca fàttaliwaat nag suñuy fréquence ca Kaolack 95.4 Tambacounda 90.6 allo. ca Saint-Louis 92.4 Ziguinchor 88.0 allo. Matam nag léegi mu dikk ci 90.4 allo. donc benn pack dong moom moo ñu dese benn cadeau muy huile j'adore bi en attendant jàpp leen ni Saint-Valentin bi ci Sen TV dund leen ko. huile j'adore boobu de mënul ngeen ma koo may. dañuy maye ay crédit fruits ay calpe bi lay sagal ay pack OCO ndox bi oyof te neex smartphone ak Ouma et frère Grand Yoff côté Jean Paul allo. coffret parfum Love mi dañ koy may aussi Zik FM. allo. waaleykum salaam. sëñ bi noo def. ñu ngi sant bu baax. tur bi naka la. ñu lay ziar Daouda Diaw. mooy ko ci huile j'adore.
Mantulaay maa ngi lay déggee bu baax. maa ngi lay dégg numéro bi ñaata la. di déggee Mamadou Mansour Diop. waaw numéro bi ñaata la sëñ bi. c'est 77. 77. waaw. 77. 356. 356. waaw 50. 50. 92. 92. waaw Aïcha may nan la Pape Huile Jador bi jaajëf merci beaucoup ñu woote woon ñëpp. aywa ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi leen jaajëfal ñoom ñëpp ci woote bi mu ngoog. wax leen ni Saint-Valentin bi day wéy ndax Zik FM dina maye jaaro or dina may coffret maquillage dina maye ay coffret cuuraay incha allah fii ak weekend bi yëpp suba nag Wally Ballago Seck le 21h30 incha allah ay wayu mbëggeel. jeex na ay wayu mbëggeel kooku day alaaji moom. mbëggeel kay. de 7 à 77 ans la alaaji. si rek noonu. aywa deuxième phase woote baa ngi noonu nag fi mu nekk nii am ngeen 15 minutes 88 628 89 90 alaaji. li nga xam ne nag maanaam dañoo bëggoon a wax daal ci l'affaire Sonko. acca antenne baa ngi noonu ubbi nañ ko cadeau yi nag moom joxe nañ ko moom fi mu nekk nii ñu ngi naan daal joindre l'utile à l'agréable. allo allo. waaw fi mu nekk nii daal alaaji nag mbégte mi daal ak farata geeg yëpp daal ñooy ànd waaw lii daal mooy yëfu nag Zik FM de rajo cadeau d'ailleurs noonu sax moom sa waay moom mooy mooy bàkk bi allo rajo cadeau ngi nii allo 88 600 rajo Paradise Foyre RPF Kolda 96.5 alaaj ñooñu foofu la ñuy amee waaw kay waaw Kolda moom foofu la ñuy amee waaw El Hadj Ndiaye la grand photographe grand Elou Faye RTS waaw kay Adim Gueye allo. Sira Ndiaye neen kontaan nañ ci yow. mais d'ailleurs sax Ahmed. waaw dama la bëggoon ñaan waaw avant ñuy ubbi antenne bi. waaw aywa ku dugg rek si meer jox ñu continuer allo temps bee ñu xaw a xoj allo. parce que président Ousmane Sonko. waaw dafa commettre imprudence yu bari. xam nga boo nekkee ci politique. waaw ci niveau bu mu toll nii. waaw li ko dal ci affaire salon bi. du faute mais imprudence la. maintenant soo defee imprudence. dafa xaw a sàggan. waaw ba ñu jàppale ci sa jàkk sàggan boobu. day wëlbati ku nekk erreur. te en politique toutes les erreurs se payent cash. président Ousmane Sonko. imprudence bi mu njëkk a def. waaw mooy moom xamaloon nañ ko. waaw ne ko gars yi ñu ngi lay fexeel ci salon de massage boobu ngay dem. kon waxoon nañ ko joxoon na information parce que li particulier ci président Ousmane Sonko mooy dafa infiltrer régime mu président Macky Sall ni Macky Sall infiltré woon régime mu président Ablaye Wade. ça veut dafa am ñu nekk ci biir système mu régime bi. di informer Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. am nit ñi dañoo foog ne ay inspecteur non léegi dafa gis nga Ablaye Wade président Ablaye Wade. li ko daaneel. yokk na ci lu bëri loo xam ni dafa amoon ñoo xam ni ngi woon biir PDS. mais il jouait aussi le jeu du président Macky Sall. loolu ko président Macky Sall amoon noonu la ko Ousmane Sonko amee ba tax ni moom amoon na information bi que ñu koy donc loolu mooy imprudence léegi imprudence bi mu def. waaw dafa indi ñaar ba ñetti lecture. waaw première lecture bi mooy. dafa def Ousmane Sonko li ko daal bi muy def communiqué loolu communication de crise la moo tax gis nga boo nekkee leader politique nga dem ba ci benn niveau bi tu dois te faire entourer par ce qu'on appelle des cabinets ou des spécialistes parce que ñun suñu politique gu Sénégal yi dañuy jàpp ni ñi far ak ñoom rek ñoo leen di wër te ñooñu ci rapport taalibe sëriñ nañu nekk donc yow am na fooy toll ci ci politique comme kii bi yow da nga war a am ñu lay accompagner ñoo xam ni pas forcément dañu war a ànd ak yow mais ñoom dañ lay indil technique maanaam dañ lay indil compétence. communication de crise baaxul. non communication ça dama la bëgg a wax ni tey Ousmane Sonko peut-être que président Ousmane Sonko bu amoon conseiller peut-être que erreur yi mu def ci communication bi du ko woon def. comme bi dafa am erreur. dafa am erreur yu bëree bëri xam nga lu tax. parce que dañ ko tuumaal benn affaire boo xam ni automatiquement dañ ko dugal ci ce qu'on appelle une communication de crise. léegi nag boo nekkee ci communication de crise timing bi dafa am solo lu bari. boo xoolee bu ñu ko jiiñee dafa toog ñetti fan doog a réagir boo nekkee ci communication de crise ñu jiiñ la du toll noonu yaa ngi ci waruloo toog 3 jours te génnuloo léegi temps boobu mu toog 3 jours boobu ça joue à sa défaveur beneen problème bi mu am mooy au niveau dans la forme
ak dans le fond. président Ousmane Sonko ci communication dafa def ay jumte ci forme bi def ay jumte ci fond bi parce que su ngeen ko xoolaatee bu baax bi muy def conférence de presse. da ngeen di sentir ni kii il n'est pas à l'aise. c'est-à-dire qu'il était sous stress. il était sous pression. il était sur la défensive. léegi sooy def communication de crise da nga war a libérer ce qu'on appelle les ondes négatives. guddi ga précédé muy war a def communication waru woon sax fanaan ci néeg bu am lampe courant électrique dañ lay tàllal sondel nga kii pour parce que yii day dégager onde magnétique. soo xëyee suba li nga war a njëkk a def balaa ngaa wax ak askan bi da ngay dem defi jogging. boo defee jogging entraînement très bien. nga libérer stress bi évacuer ko. yow normalement ci sa jogging ci nga war a jógee ñëw toog directement jàkkaarloo gars yi su boobaa da ngay am rythme ci li ngay wax. mais soo nelawee ci lumière bi nga xëy suba évacuer woo stress boobu soo toogee di wax stress bi dafay feeñ surtout que liñ la jiñ dafa rëy mooy affaire mars donc dans la forme foofu la péché dans le fond soo nekkee communication de crise il faut assumer d'abord et se justifier ensuite. Or président Ousmane Sonko quand tu fais l'analyse du discours de sa communication il a inversé les polarités. Il s'est justifié d'abord avant de s'assumer. te askan bi li ñu doon xaar ci loolu. première question bi leen gën a intéressé mooy est-ce que dem na fa wala demu fa. loolu lañ doon njëkk xaar. parce que de cette réponse là ci lay indee yenn analyse moom bu muy tontu nag assumé wul directement ne dem na fa dafa commencé justifier wu affaire ndigg ak yooyu. su boobaa rek feebar il y a un biais communicationnel. day am affaire bu des. donc moo tax ma wax ni bon ci li ma ci mën a waxagul rek moo tax homme politique yi moo xam ku mu ci mënti doon am na ci benn niveau booy toll. sa communication naam ñi nga àndal baax na ñu jegele di la communiquer mais soo bañee dugg ci yenn buute yi il faut prendre les services mag ñu xelal la te loolu mooy drame président Ousmane Sonko c'est que amul mag ci ginnaaw te ñàkk a mag ci politique moo lay dugal ci erreur yi te xam nga loolu la koy justifier lii tubaab bi naan un crime n'est jamais parfait. président Ousmane Sonko dafa jël ay façon matukaay yoo xam ni du naan ndox assemblée du jënd carburant ci station Total yi même buy voyage extérieur sax du enregistrer sac ci sud bi parce que mën nañ ko ci dugalal ay drogue ak yooyu c'est-à-dire que xoolal yow kuy jël niveau de précaution yooyu yëpp ñëw affaire salon de massage di la daaneel c'est-à-dire que yow salon de massage tuuti normalement loolu war ko woon mën a daaneel vu que moom précaution yu mu jël yëpp. yi gën a graaw yëpp waajal na ko. détail bu sew bi ñëw la dugal te loolu moo lay expliquer ni. staff bi des na. staffam des na Sonko loolu rek mooy catam. dafa ànd ak ay ñi ko faral ak moom. te ñooñu du ñu am souvent recul nécessaire bi pour wax ko du point de vue yi et que moo tax léegi booy def boo demee bitim réew exemple politiciens yi à un certain niveau. dañuy recruter ay cabinet conseil. dañuy recruter ay think tank. ñoo leen di xalaatal ñoo leen di bindal loolu ne veut pas dire que ñi nga àndal dañ leen di rejeter non. parce que am na fu ñuy toll ci kii bi dafa laaj benn non seulement technicité ak benn objectivité. te yow souvent ñi nga faral ñu politique ak yow du ñoom rapport taalibe ak sëriñ la ñu gën a am. te rapport décalage boobu. parce que conseiller boobu il n'est pas dit que dafay faral yow moom du bokk sax sa parti. moom vous avez des rapports professionnels. il te gère la communication ou il te conseille en communication. affaire politique yu yoram nekk ci. mais léegi farut ak yow. Siré su ñu gisee ne mbër dafa daan. côté communication stratégie côté politique. nan la comme seen genre cabinet yi. mën a def ba waa ji rebondir am na ñoo xam ne yow dañ fay jaaree bàyyi comme genre ñoom Dominique Strauss-Kahn yi ni ñuy bàyyi. te pourtant dem nañ ba ci biir. nit ñi xam ne Nafissatou mii. complot am na ca. absolument mais boobu moom bàyyi na. waaw xam nga yu mel noonu su amee ça veut dire que yow en termes de prise d'initiative tu n'es plus le maître du jeu ça veut dire que yow am na yooyu nooy taxawee da ngay gën a dugal sa bopp. maintenant da ngay inverser polarité yi jéem a xool ci sa ki nga jàmbaar loolu récupérer ay faayam moom ci erreuram après ci ngay rebondir c'est-à-dire que moom ci dooleem après ci foofu nga koy def. ci même histoire bi leen boole. très bien ngay xool faay yi mu très bien ça veut dire que fi mu toll nii luy mën a sauver waat kii bi nekkatul acte bu Sonko di poser mais erreur bi régime bi di def parce que déjà affaire Sonko indi na affaire yu jeexi jaaxal moo def ak moo deful loolu yoon moo koy wax mais am lu ci xel mën a teey ci niñ koy koy même si fondamentalement boo ko xoolee ba ci biir complot soriwu ko
mais est-ce que gisoo ne assemblée dafa précipité lool par rapport ak fu nekk nii seen démb ak tey. ki ko yóbbu woon ak ki ko jëlee woon ak rapport bi Pape Alé wane démb ak. enquête bi Ahmed def tey. yooyu yëpp boo ko dajalee est-ce que assemblée kon. précipité wul ba yegg jusqu'à ce que déshonorer suñu ay institutions. parce que ki ñu bëgg a lever immunité parlementaire am. seen collègue la. waaw xam nga tey jii régime bi lay wax. daf cee dem ci niveau boo xam ne mënatul a dellu ginnaaw en fait. parce que su delloo ginnaaw dafay am ce qu'on appelle une défaite symbolique ce sera la première défaite symbolique du régime en place contre le président Ousmane Sonko te défaite symbolique boobu mën na dur après la défaite réelle en 2024 donc nguur gi fi mu toll nii mënatul a reculer moom dafay mën a def maintenant ci biir intervalle bi mën na jéem a changer tactique de jeu te loolu la nguur gi di def nii. bañ koo tëj ak yooyu. non tactique de jeu yi bañ koo tëj bi bokk na ci. non parce que commencement bi ñëpp dañ ñëw noo kii moom sànku na. tactique bi moom mooy lan. au lieu que procureur di ko woo moom Ousmane Sonko day def plainte contre X. voilà tactique bi foofu lay changer. mais X est-ce que mënta génne après ci Ousmane Sonko. waaw mën na ci le X là. waaw mënul génn après ci Ousmane Sonko. léegi bu ñu nee X. waaw mooy ba ci yow mi képp koo xam ni procureur yaakaar na ni de manière directe ou indirecte mën nga laale affaire bi mën na laa woo. kon donc X boobu 16 millions de Sénégalais yëpp ñu ngi ci X bi. mais est-ce que guddal procédure bi tamit waralul X bi comme li nga wax sànq. très bien parce que en fait loolu la xam nga président Ousmane Sonko boo xoolee fexeel nañ ko nu ne sur le plan politique mënuñu koo jot. maintenant léegi moom pour mën ko éliminer ci course bi te loolu mooy objectif fondamental donc il faut ñu jéem a génn ci terrain politique dugal ko ci beneen terrain maintenant léegi bu ñu ko dugalee ci terrain morsi bi léegi bu ñu porter plainte contre X ça veut dire que juge bi am na possibilité fii ba 2024. fii ba après élection bi heure bu ko neexee wala moom mooy li ma leen. mais Siré attends kan mooy X. waaw c'est-à-dire c'est que ndaw si la fille. moom dafa def porter plainte contre Ousmane Sonko. waaw mais bu ñu nee ba xam ne moom waxul dëgg Sonko a le droit pour porter ko plainte. absolument bu boobaa X procureur boobu lu muy jariñati. waaw non c'est que procureur moom mooy ce qu'on appelle le maître des poursuites. moom amatul kenn ku koy. mais inventé wul justice quand même. waaw d'accord non inventé wul justice mais c'est que li ma bëgg a expliquer mooy. yow mën nañ la porter plainte. ñu cité le nommément. mu ñëw ba ci procureur. procureur non seulement convoqué la mais moom tamit ñu def plainte le ministère de la justice quoi on le dit comme ça. mën na def plainte contre X naam ko yow cité nañ la normalement. parce que mën na am moom aussi il recherche les complices. parce que mbir bi mën na am ni le principal fait. le principal auteur. teg nañ ko loxo mais moom bëggul yem rek ci auteur bi. dafa bëgg a dem aussi ci ñi nga xam ne laale nañ ci ay complices nañ wala ñu ñoo sooke affaire bi. donc moom comme xamagu leen dafay mettre ci ñoom seen croix kii donc léegi tey jii li mën a sauver président Ousmane Sonko. waaw. moom mooy. 2 minutes. voilà li mën a sauver président Ousmane Sonko. mooy affaire bi. ñu def ce qu'on appelle la requalification juridique des faits ça veut dire que président Ousmane Sonko yoon toppeetu ko procureur toppeetu ko ci tentative de viol et menace de mort mais mu toppee ko ci appel à l'insurrection ou le appel à la rébellion léegi su boobaa dañuy génn affaire u mœurs duggaat nag ci affaire u politique jàmmi futur président Ousmane Sonko mooy mu génnaat ci mœurs bi mu nekk nii duggaat ci champ naturel am muy affaire politique léegi suñu duggaatee ci affaire politique nag boobu dafay mën a rebondir parce que su boobaa dootul nekk combat wu président Ousmane Sonko rek mais dina nekk combat président Ousmane Sonko mais dina nekk combat wu société civile parce que droits et libertés ni ñuy wax léegi mais dina nekk sax droit et organisation internationale te dina nekk aussi combat boo xam ne ce sera international parce que dañ naan opposant c'est un procès politique. mais tant que ñu ngi ko bàyyi ci affaire mbirum jigéen voilà te naan vie privée am la yëfam la. voilà très bien mais bu ñu duggee ci politique bi nag. voilà day yóbbu kii bi te léegi comme yow ak éléments yi nga jot a indi nii. donc dafay xaw a mel ni affaire mœurs bi le dossier il est vide. loolu te léegi dossier bu fekkee dafa vide. xam nga normalement bu ñu la yóbbu ñu xool affaire bi dossier bi vide dafa war a yem. ñu ne viol maintenant léegi nag ci procureur nu mu doxalee dugal X moo dafa mel ni moom bëggul affaire bi yem fi maanaam dañ ko bëgg a taayu ci durée moo tax ñu def X
léegi nag mais pétrole bi def nañ excité teel na jeex. waaw moom moo tax da ngay xool rek par exemple dafa des ci procureur parce que procureur moom mooy dogal comprendre boobu dañu naan le temps de la justice n'est pas le temps de la politique ou des autres. léegi donc moom procureur heure bu ko neexee mën na xëy ubbiwaat dossier boobu mën na sax woo ne Mansour dama lay entendre. ndax li ngeen wax barki démb ci tës bi kaay leen. wax nga dëgg de waaw mais c'est temps bi moo jeex heure corona day ñëw nii. kii nee na ma heure corona bi nañ leen ko. waaw nga ñu benn leeral dama gis benn waay ci Facebook léegi mu commencé di wax. ne dama ne fii bi dafa def rapport ci 16 heures yooyu dama koy leeral en tant que jigéen xaw ma nag lan. dama leeral ni waxuma loolu. da nga wax ni médecin bi wax na lii ma ne la. ci 16 heures yooyu est-ce que médecin bi leeral na ni xale bu jigéen bi sëy na fi wala sëyu fa su ma laajee loolu sax it en faveur de xale bu jigéen bi la parce que bu dee médecin dafa leeral ni sëyu fa ci heure yooyu noonu complot bi day gën a leer mais su nekkee def na ko benn yoon ci heure boobu mën na lijjanti lañ bët kan la ko defal. donc man su may laajuma pour suuxal xale bu jigéen parce que man fii damay faral jigéen ban may teg tax sax de féminisme ma koy nangu. donc nag bu ma kenn dugal ci maa wax xale bi. wala ma wax xale bi yaa toog fii nag. moom boo fi toogee moom say bàyyi seen suñu dem sëy kon ñu ngi lay gërëm di la sant. daa bi jeex na 10 heures jot na sant nañ la gërëm nañ tamit waa KFC suñu sponsor bu bees bi ak waa Expresso noonu la madame Dramé merci. voilà yàlla doon jàmm ci biir réew mi Siré ñu ngi lay gërëm di la sant. wax ji ànd na dal pertinent na ànd naa teggin daf naan son excellence monsieur le président Macky Sall yi nga waxee même boo juumee ne président Macky Sall sax da ngay reculer waat wax son excellence Ousmane Sonko président Ousmane Sonko rek ngay wax kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu wér yër geeg tey gi voilà Alaaji Simeer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi nag tey moom suñu gan gu mag gaa ngi nii di Siré Si Malick Mantulaay ci bu ndooy laay maxtaar ak nañu lool ana kan la dendaloon surtout ku tedd ki borom maam barrière or ba ca Médine bandiage yu mbànni xoolee Serigne Ahmed Aïdara Karame monsieur le maire de la ville de Guédiawaye di leen jox ko ndig dañee altine incha allah. Expresso mi leen indil forfait extra magique 4900 bi amul morom ci marché bi moo leen doon may seen émission Teuss. KFC moo leen doon may seen émission Teuss. Uniparco cosmétique moo leen doon may seen émission Teuss. Uniparco cosmétique, vivez votre beauté, exprimez votre différence. sama àndandoo ci lépp lu may def mooy sama Samsung Galaxy S21 bii jël 5G ak appareil photo 108 mégapixels bi mu yor ak caméra 8K wam damay denc li ma gën a neex ci li may dund ci qualité bu gën ba le 12 mars ñaar téeméeri nit yi njëkk a jënd dinañu leen may benn cover Galaxy Smart Tag adaptateur de voyage ak benn réparation wu seen écran gaaw leen gaaw balaa muy jeex yéen tamit neexal leen seen dund ak Galaxy S21 séries yi lii nag dañu ko teg ci ay tëralin. Sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 17,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit.